waxtaane ci affaire bi lëmbe depuis mardi à Saint-Louis nekk coow loo xamante ni ndar ñëpp ñu ngi koy waxtaane foo toog ci ndar loolu la ñuy débat tey ñu war ci indi ay éclaircissement yu leer yoo xamante ni yu mu dem jëlijee ci ay nit ci fee yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy waaye kër gi nga xamante ni la affaire bi amee ma toog déglu parents xale bi ñi nga xamante ni ñoom lañ jàpp ñoom ñu wax parent bi nga xamante ni moom moo sooke lépp mère de famille bi mu expliqué ma ku jigéen ki nga xamante ni yaay la ci moom mu expliqué ma ki nga xamante ni moom la ñu violé doomam ci li mu wax ak ki nga xamante ni mooy ñaari soxna yu ñu tuumaal jàpp leen instant bi téye leen garde à vue ñoom aussi tamit seen ñoom même famille bi la quoi en fait ca famille bi laa dem li may wax nii si ñoom laa ko jëlee nekkul lenn loo xamante ni dama ko sos wala dama ko si yokk dañuy ñëw ci histoire bi fu mu tàmbalee ba fi mu yam incha allah lépp tey dana leer après ngeen juger xool ba xam ñan lañ war a yóbbu ak ñan ñoo mérité ñu bàyyi leen jamono ji may wax ak yéen inculpé nañ 18 personnes ci 18 personnes yi am na ñaari jigéen yu ci bokk ba tey si ngoon dem nañ jëli jiwaat kenn ku jigéen mais adresse ba mu joxe woon baaxul ce qui veut dire que ni xale bi am na ku nekk ci gannaawam di ko manipuler di ko waxloo kan la wala ñan ñoo nekk ci gannaawam loolu yëpp incha allah dinañ ko leeral tey ci live bi li njëkk moom mooy histoire bi fi mu tàmbalee mooy SK mooy xale bi ñu violé mu am 13 ans 13 ans la am xale bi ñu violé précoce nekkul xale bu yi am xale bu tuuti la koo xam te ni xale bi elle passe inaperçue nekkul xale boo xamante ni dana romb sax nga naan ngay am xel ñaar ci moom lu tuuti la SK la tudd kon nañ jàpp SK yaayam ba mu koy am xale la yaayam ba mu koy am moom yaayam ba mu koy am xale la yaayam ba mu koy am mi ngi am 17 ans mu jël ko joxe ko fi nga xamante ni mooy sanc ba xale bi yaroo sanc ba bi mu ñëwee Balakos rue Makhtar Diallo famille boobu ñëpp xam nañ leen mu nekk famille yu ngéwël boo xamante ni ñëpp xam nañ leen fii ci Ndar gars yi maa ngi jégalu kii bi dafay sama portable instant yi nii dafay ralenti xam naa ni day xaw planté quoi di wax ni famille boobu ñëpp leen xam fii ci Ndar léegi SK bi mu jógee sanc ba ñëw Balakos defagu fi 1 an commencé di tas kër mooy xale bi ñu ne dañ ko violé SK commencé di tas kër léegi la moo indi ba affaire bi dem teerijee tribunal mooy dafa am benn doomu koo xam te ne ñu ngi ci kër gi benn doomam xale bi bokkoon na ci xale yu ñu yóbbu woon doon xool ba xam violé nañ ko ou pas parce que biñ ko jàppee dafa ne biñ ko yóbbee tribunal dafa ne am na ñaari xale yoo xamante ni ci lan bokk ñoom fu ma tëddee rek ñoom tëdd nañ fa te yàlla xam na ni xale yi ba ma leen gisee seen yaay dama ñëw fekk yaay ji da ko uuf xam nga ni ku ñuy uuf xale la ku ñuy uuf xam ngeen ni xale la te moom bàyyi live bi cat mi siy bëgg a duggute sama portable bi lu muy def nii ma ne xale bu ma ñëw fekk yaayam di ko uuf xam ngeen ni kooku xamul dara mënul dara moom SK wax na ni fu mu tëddee rek xale boobu tëdd na fa ñaari xale ñu jël ñaari xale yooyu noonu ko xam na 9 ans pour wane leen xale bii fenkat la xale bii jiiñu nit ñi ne dañ ko violé
fenkat la rambaajkat la xale bi taskatu kër la je dis bien xale bi taskatu kër la te genre xale yi baaxuñu ci société day ñuy yàq société parce que ñoom déjà yàqu nañ parce que éducation bi ñu am baax mais dañuy yàqaale li nga xam ne ni moom mooy éducation doomu jàmbur yi xale bi dafa ñëw jël xale bi nga xam te ni mi ngi am 9 ans yóbbu ko ci kaw xale bi heure bu fóotee day dem ci kaw fa lay weeree bi mu jëlee xale bi yóbbu ko ci kaw jël loxoom moom xale bi ma la wax de xale bi ne dañ koo violé Eska moo jël loxoom di ko dugal ci sexu xale bu jigéen bu ndaw bu am 9 ans ba mu ko ci dugalee ñu bett ko bi ñu ko bettee mu wàcc dem ñu jël xale bi yóbbu ko xale bi mu doon baaraam ndijaay ji jàpp ko di ko dóor naan ko waxal la def xale bi ne du wax waxal la def du ko wax bi yaayam ñëwee dóor ko nekk waxal la Eska def mu nekk Eska daf mu summi parce que xale bi sax bi ko ndijaay ji di bett dafa fekk ñu ngi summi tuwéem ba ci moom te xale bi 9 ans la am 9 ans la am léegi Eska fekk yéegi xale bi ci kaw di ko baaraam bi mu koy baaraam ndijaay ji bett ka ñu jàpp xale bi dóor ko yaay ji bi mu ko dóoree si la wax ni Eska da ko doon baaraam dafa jël loxoom di ko dugal ci biir sexe bi léegi waa kër gi ne comme problème mu famille la nañ ko yamale ci famille bi nañ ko yamale ci famille bi yaay ji ni lii du ko naanaale ndox dina dem wax ko yaayu Eska bi mu demee wax yaayu Eska nekk sa doom bu jigéen dafa jël Eska dafa jël loxoom di ko dugal sama taatu doom dafa jël loxoom di ko dugal sama taatu doom yaayu Eska ne ko ne Eska yow yaa ngi may bëgg ëppi loxo parce que affaire de diw nii nga commencé bëgg dund ci xale bu ndaw bu am 13 ans mu wax ko loolu yaay ji jël ko yóbbu ko ay moo bi mu ko yóbbee ay moo xale bi nekk fa ay moo fa la ñuy redresser xale yi mais bi mu fa nekkee nam fa nekkee woon rafetul parce que ña ko centre de redressement ñu ko doon redresser gis na ni xale bi elle joue avec le sexe moom fu mu dem day yàq xale yi parce que da ko dund ba pare léegi bi ko gars yi xëbalee si la affaire bi juddu ñu jël affaire bi yóbbu ko tribunal bi mu jugee tribunal mu wàcc police def enquête pour wax na leen en conclusion na leen xale bi am 13 ans jiiñ ni dañ ko violé dañ ko séquestré dañ ko def lii dañ ko def laa xale bi 13 ans la am mais nekkul xale bu jub nekkul xale bu baax ñu baal ma ci kàddu yi nekkul xale bu baax léegi nag loolu moom mooy fee yi loolu moom moo indi affaire bi yéeg tribunal parce que Eska da doon baaraam doomu jàmbur ki nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci même kër gi léegi nag ñañ jàpp ba xam violé nañ ko ou pas man loolu xaw ma allahu alam yàlla moo xam mais li ma xam te xam ka ak li ma recueillir ca kër ga nga xam ñoom ñëpp ñoom ñoo ko bokk mooy ñaari xale yu jigéen yi ñu jàpp dañ leen di tooñ ñaari xale yu jigéen yi xam te ni bokk nañ ci dossier bi muy Mata di Kumba Fall dañ leen di tooñ bokkuñu ci dossier bi ñoom Mata déjà rek Mata benn wax ji la koñ ba yëpp wax man recueillir naa koñ ba yëpp li ñu wax ak yaayu ki nga xamante ni moom lañ violé doomam moom mu wax ma ne ma Mata du sax génn néegam Mata togg la xam yàq ñëw toog amul xarit amul àndandoo Mata elle a 19 ans amul xarit amul àndandoo mu ne ma la fois passée bi doomu Malal Diagne junior bi Fifi Diagne doon sax anniversaire dañ ko forcé nekk dama ci anniversaire ba Mata dafa bañ Mata du génn
mata du génn kër gi te actuellement yaayu mata mooy ki nga xamante ni actuellement mi ngi garde à vue xale bi ne mata moo ko doon wutal ay client di encaisser 10 000 di ko jox 5 000 c'est faux amul mata xamul ay nit mata xamul ay nit bay jël ay nit di leen jaaylu mu dem soxlu mata wax ni mata ak Kumba Fall ñoom ñoo ko doon jaayloo boppam te Kumba Fall gars yi live bi mi ngi saboté billaahi wallaahi taalaay lépp tey dafa war a leer ci live bi mais sama téléphone bi mooy saboté sama téléphone bi rek ay saboté maa ngi jégalu mata Kumba Fall ak ki nga xamante ni mooy yaayu xale bi seen yaay ñoo bokk ndey ak baay yaayu mata yaayu Kumba Fall ak yaayu ki ñu violé ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk même kër Kumba Fall dem sëy ji nekk Cité Ñax ba mu amee sax doom yàggul mi ngi nàmpal mu amoon problème ak ki nga xamante ni mooy yaayu xale bi bi mu ëmbee si ëmbalam bu mujj bi pour rappeler leen ne leen xale bi wax ni dañ ko violé yaay ji am na 6 doom yu bokkul papa am na 6 doom yu bokkul papa xale bi mat ki ñu wax ni dañ ko violé xale bi ñu wax ne dañ ko violé est-ce que papaam ñu bëri xamoon nañ ko fii xale bi jàngul alxuraan jàngul école amul sax extrait de naissance yaayam bi mu ëmbee soxna ëmb ñu am problème ñoom ñaar koy kon bagewul ci yéen alhamdulilah da doon bage ci man dama ne soxna bi mu ëmbee Kumba Fall bi mu ëmbee ak yaayu xale bi bi ñu ëmbee dañoo amoon ay problème bi ñu amee problème mu menacé que ne que dinaa la tëjlu ci kaso bi bu ma génnee ci li ma yàlla teg nii muy ëmb bi mu ne ko dinaa leen tëjlu kaso mu menacé ne leen mu menacé ki nga xamante ni instant yii nii mi ngi garde à vue muy Kumba Fall ak mata yaayu xale bi ba mu ëmbee daf leen menacé woon na leen dinaa leen tëjlu kaso yéen ñaar kon la ma waxoon def na ko tëjlu na leen kaso Kumba Fall nga xamante ni benn la brave dame liggéeykat yor jëkkëram ba mu amee doom matul 6 mois mata ki SK jiñ ko wax ne ko doon wutal ay client di encaisser 10 000 di ko jox 5 000 francs ce qui veut dire que ni coup monté la contre sa maman benn coup monté la parce que yaayu xale bi waxoon na Kumba Fall ak mata nekkal ne leen dinaa leen tëjlu kaso bi mu ëmbee bi mu wasinee léegi yàggul matagul weer bi mu wasinee léegi nag sama problème fa la nekk mooy man sama yoon xamuma ba xam ñeneen ñi def nañ góor yàlla yi man xawma ba xam def nañ mais li wërta wóor mooy li ñu toppee mata ak Kumba Fall amul yaayu mata ki nga xam ne moom moo jur yaayu mata jur yaayu Kumba Fall jur yaayu xale bi ñu violé moo taxaw seede ma wax ma ne ma ay malaaka ñoo nekk sama mbagg mi ne ma yàlla ne ma giñ naa ni ci alxuraanul karim que ni mata liñ koy toppee ak Kumba Fall defuñu ko parce que demuñu dikkuñu xamuñu mata c'est une innocente mata xamul lu xew loolu ko wax xamu ko mu toog di nelaw police ñëw ne ko yaay mata
mu ne waaw ñu ngi koy yéegal dem jëli ji Coumba Fall yóbbu te Coumba Fall yaayam yaayu Mata ak yaayu xale bi ñu violé ñoo bokk ndey ak baay xanaa wax day leer ñaari xale jigéen yi ñu jàpp sa yóbbu leen nii ñu ne ñoom ñoo doon xaalis di encaisser xaalis commerçant yi ak si sereytier yi ak si bitigu mbag yi ak ci koose yi di encaisser 10 000 di jox xale bi téeméer yàlla xam na ni Mata xamul lu xew génnul demul dikkul lu dul dem marché togg ñëw tëju ci néegam la xam. Coumba Fall sëy na ba am ñaari doom ba dama juum sëy na ba am doom récemment bi mu yàggul ça fait même pas 6 mois. léegi kan moo nekk derrière yaayu xale bi yaayu xale bi xaalis la bëgg dédommagement la bëgg wala dafa bëgg yàq àdduna ay cousinam moo tax ma ne nañu téye ci dossier bi nañu téye ci dossier bi nit dina ci wax loo xamante ni wallaahi keroog dana ko layoo ak boroomam 18 personnes yu ñu inculpé 16 personnes yi ñoom ñëpp am nañ jabar ñeent ñoo ci célibataire ñeent après dinañu répondre commentaire yi ñeent ñoo ci célibataire 16 personnes yëpp am nañ jabar Mata non pas Mata est-ce que yar ban ko yar na mu doon dundee sanc ba moo jaaxal waa sanc ba ñu delloo ko yaayam moo ko yaay ji toujours dañuy am problème xale bi dëng na xale bi day fen day sos xale bi day teg dil xam ngeen xale bu am 13 ans xale bu am 13 ans nekk lu tuuti di dem ci ay commerçant ñu koy tëddee mu leen di laaj xaalis est-ce que xale boobu noonu war na tey lu mu wax rek ñu gëm ko est-ce que police gaawuluñu enquête bi tëddee nañ ko wala tëddewuñ ko loolu sa man xaw ma yàlla moo xam góor yàlla yi mais li ma wër te wóor mooy Coumba Fall ak Mata minu jiiñ ñi dañ ko doon jaayloo boppam wallahi la azim defuñu ko te je crois que justice war na wàcc def enquête boobu noonu justice war na wàcc def enquête bi xool ba xam Mata ak Coumba Fall ba xam ay coutumiers des faits lañ ba xam ñoom am nañ dossier du tribunal wala police ak naka la ñuy dundee ak xale bi yaayam te ñëpp lire nañ ci l'observateur te loolu moom moo am yaa ji famille ba du fa wax ak kenn seen famille du fa wax ak kenn famille bi du fa wax ak kenn te menacé woon ba ñoo yoon audio yi mu menacé soxna Coumba Fall nekk naa la tëjul kaso je crois que viol du dañuy ñëw rek lu xale bi wax rek ñu ne ay ca lool la ñi ngi yàq àddunay jàmbur ñi ngi yàq àdduna jàmbur xale bu ñu bett xale bu 13 ans ñu bett la nga jàpp doomu jàmbur di ko baaraam ba la jàppee ba nga demee ci enquête bi nga ne ñaari xale yooyu noonu fu ma tëddee tëdd nañ fa
biñ jëlee ñaari xale yooyu xale bu am 9 ans xale bi ma ñëwee dama fekk yaay ji uuf ko bot xale bu am 9 ans ñu yóbbu ko defal ko texte génico ñu ne ñii kenn musu jaar seen kaw déjà rek moom fen mi ngi noonu xale bi di continuer di fen di tuumaal seen waa kër yi ñaari xale seen biir kër ñu jàppoon leen kenn ki 9 ans kenn ki ay environ ay 10 ans la am ñu jàpp leen yóbbu leen di leen defal test pour xool ba xam Mata li mu doon wax dëgg la mu nekk ay fen beneen bi mooy ñaari cousinu yaayam ñoo xam te ni seen yaay ñoo bokk ndey ak baay mu dugal leen ci biir dossier bi ba jamono jii nii ñu ngi garde à vue Coumba Fall yor doomam boo xam te ni matu 6 mois mi ngi garde à vue di nàmpal doomam foofu. est-ce que waruñu tenir en compte jël ay paramètres yu bëri avant ñuy boucler dossier bi parce que tey bi ñu demee tribunal dañ amaat retour de parquet parce que am na ñu bañ. am na ñu avoué ni am na ñoo xam te ni dañoo avoué dégg naa am na ñu jàllale si ñu avoué ñi mais ñu am na si ñoo xam te ni dañoo taxaw lànk jër ndaare jamono ji bàyyi dafa am retour de parquet parce que dossier bi enquête bi bouclé gun ko leeragul mais dama bëgg ñu wàcc sur le terrain xam ñi ñu accusé ba xam ñoom naka lañ daan dundee am na si ñoo xam te ne ay coutumier des faits lan le mooy paa bi nga xam te ni dafa yor jardin kooku c'est un coutumier des faits kooku loolu yàgg na koy def paa bi am 74 ans bi coutumier des faits la yàgg na koy def mais am na si ñoo xamante ni ki doon jaay fast food si rue de Paris bi yóbbu nañ ko ak ñaari cousin am yoo xamante ni Fuuta lañ jógee ñëw di ko gane si ñu taxañ leen ñoom ñëpp yóbbu jamono ji kenn nekkul en sécurité ndax xale bi ku nekk ci xelam rek bu waxee ñu dem jëli ji la ku nekk ci xelam bu waxee ñu dem jëli ji la kon est-ce que war nañu gaawantu jàpp ñoo ñëpp yóbbu leen dóor leen garde à vue placer leen instruction di xaar jugement nañ dem ci kër gi parce que dañ ne le linge sale se lave en famille nañ dem ci biir kër gi ñu interroger waa kër gi parce que ñu ngi bëgg a yàq àdduna Mata ak Coumba Fall xale bi kii nga xam te ne mooy SK day dem ci boutiquier yi sax naan leen diw de moo ma yónni nee na nga jox ma xaalis nga jox ma 5000 francs mu jox ko mu lekk ka ba la fois passée def na ko benn boutiquier ne ko diw moo ma yónni nee na nga abal ko 5000 bu kooku ñëwee mu ne ko diw ñëw na fi ne yaa ma àbb 5000 mu ne ko musuma yónni diw bañ demee sumi diw dañ fekk 5000 si slip bi xale bi da daan wër di dem ci commerçant yi parce que ñun jàpp ñëpp ay commerçant lañ ay charretier lañ ay jaay biti ko mbagg lañ dafa doon wër di sàmm boppam loolu dëgg la xale la lu mu metti ku nekk majeur war nga seexlu di sëkk ak xale dara lu mu metti magum jëmm nga kii xale la bu la ñëwee sàmm boppam dàq ka am na ñu jaar ci kawam parce que biñ xoolee dañ ne kii ndawam dem na bu yàgg am na détournement de mineur bi am na jaar nañ ci kawam jaar ci kawam mais cousinu yaayam yi mu takkal ndax yaayam menacé woon na cousinam yi ne leen dinaa leen tëjlu kaso tey cousinam yooyu noonu muy Mata ak Coumba Fall moomu ndara jàpp ne leen ràpp ci kaso bi man loolu moo ma metti c'est ce qui me fait mal mooy bu nu ñëw rek gaawantu enquête bi nañ wàcc sur le terrain journalistes yi aussi ku ciy bind na nga xam looy bind nit ki lépp lu mu bind keroog dina ko leer suñu boroom lépp loo teg ci deru nit te amul keroog di nga ko lay suñu boroom Mata 19 ans ñu ndara yàq àddunaam Coumba Fall bi mu amee doom ça fait même pas 6 mois ñu ndara yàqu àddunaam
ci lan dafa amoon problème ak cousine bi menacé ka tey ba ma fa demee dama doon dem jël ñaari camp 2 parties yëpp mais cousine bi dama ñëw fekk génn kër gi kooku xajatul ci kër ga kooku xajatul ci kër ga jël na buub ay doomam dem yaayu xale bi nañ xool ba xam tey kii di SK nañu xool yaayam ay jaar-jaaram yaayu xale bi ñu violé am na 6 doom sama yoon nekku ci mais dañuy leeral am na 6 doom yoo xamante ni benn bokk ci moroom ak baayam ba muy am xale bi mi ngi am 17 ans la am xale bi elle n'a que 30 ans elle a 6 enfants yoo xamante ni bokkuñu papa mère célibataire la ba jamono jii may wax ak yow amul jëkkër mi ngi nàmpal xale boo xamante ni amagul 2 mois amagul 1 mois léegi moom lan la bëgg ñu dédommagé ko jox ko xaalis bu bëri la bëgg wala dafa bëgg tas famille bi wala dafa bëgg tëj lu nit parce que neexu ko lan la bëgg sama question foofu la nekk yaayu xale bi lan la bëgg dafa bëgg tëjlu xale bi dafa bëgg tëjlu nit ñi wala dafa bëgg tas famem parce que moom yaayam yaayu Mata yaayu Kumba Fall ñoo bokk ndey ak baay seen yaay bi leen jur muy seen maam nee na ku ko dëkk micro mu wax les faits nee na dina dem tribunal taxaw juge def témoignage ni xale bi li muy wax amul. mère bi si boppam mère bi leen jur ñoom ñëpp laa la wax bi jur yaay ki ñu violé ak yaay ak ñaari yaay ñu yóbbu ne ñoom ñoo doon jaaylu xale bi nee na keroog jugement bi day dem taxaw biir police wax taxaw tribunal wax ni xale bi liñ koy jiiñ amul te li ci gën a métti mooy Mata yaay ji ndeysaan dafa AVC. Mata yaay ji dafa AVC man maa dem fekk ka ndeysaan mu sax téye ku dugum doon lekkee yaayu Mata ci ñu jàpp nii xale bu jigéen bu am 19 ans bi ñu jàpp yaay ji dafa AVC mi ngi jooy rek Mata moo daan yeewu dem di seeti ji yaay ji di ko sangat di ko defar tey ji ñu jàpp ko yóbbu ko foo xam te ni xamu fa koo xam te ni du génn du dem fenn je crois que loolu mooy li nga xamante ni moom moo am ci dossier bi ñu lire commentaire yi naas nee na saa waay yaayu xale bi du ci lenn une mineure alalu procureur la ku ko tee dem tool non waxuma loolu de man dama ne naas dama ne xale bi ñi jaar ci kawam yëpp nan leen jàpp tëj leen ci kasa bi parce que mineur la donte dafa doon wër di joxe boppam parce que day dem ci commerçant yi dem fa moyennant quelque chose mu jox la boppam moom sax wax na ko nee na ci biir douche marché yi lañ ko doon tëj di ko fa dóor ak ci biir seen chambre yi moom moo wax loolu ñi def ñëpp nag neew ma bu leen tëjee nan leen yóbbu ñoom ñëpp mais dama ne nañ def nànk ci enquête bi xale bi fenkat la dafa am ku koy manipuler derrière Taïbou nee na malheureusement notre justice est scientifique que de non bu ñu amoon de vraies enquêteurs avec de vrais moyens médicaux kii yooyu noonu loolu dëgg la grand moom wax nee na fais attention à la police fais confiance à la police et notre justice je sais sous peu sera clair Saint-Louis est petit et tout le monde le connaît grand moom wax waaw li nga wax moom je suis parfaitement d'accord avec toi Mamita Thiam au fini sax doo comprendre lan la bëgg
mais lii ñaaw na franchement yàlla na leen yàlla taxawu ñoom ñëpp dafa leen jàmm amin grand Abdou Boy maa ngi lay ziar bu wér Fifi Diagne je crois en la police est sûre la police est sûre en tout cas sera tiré au clair patience jaajëf Fifi Diagne di doomu Golbert di nga jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Adja Mariam Diouk nee na c'est où exactement rue Makhtar Diallo la kër ñi sant Mboup rue Makhtar Diallo la famille Mboup yi foofu la je crois que actuellement jàpp nañ 18 personnes lañ jàpp actuellement 18 personnes maman je crois Mamita jaajëf mais gas baa xale bi du la wax yow en tout cas waa koñ ba ñu bëri nga laaxatu parce que fi ñu toll nii xale bi ku nekk ci xelam rek day wax te ku mu wax ñu jëli la un enfant normal de 13 ans mënul lekk 10 000 francs mosul encaissé 10 000 francs ñoom wax ni ñoom ñoo doon encaissé 10 000 francs di ko jox ñooñ jëwuñ sax kenn ki sëy na mi ngi si la ñax nekku sax si kër ga sëy na mata du sax génn mata du génn du dem fenn mu ne Diop Boubacar nee na yow teel si dossier bi je ne piperai wax ma sax li xew mais évite de pétancher sur un dossier devant la justice tous les mots peuvent retourner contre toi tu es sur un terrain glissant attention Gas El Salvador man li may wax du samay wax ay propos yi ma dem recueillir ci famille bi ay propos yi ma dem recueillir ci famille bi tey moom laa nekk di relater nii pour wax leen li xew exactement nan ma yóbbu garaawul malheureusement la justice est aveugle et sa mère devrait être emprisonnée pour avoir délaissé une mineure de 13 ans et la plupart des gens arrêtés sont innocents billahi wallahi taalahi Mounir Al Amir Coulibaly c'est ça jàpp buy am yaay ji lañ war a jàpp parce que bàyyi sa doom 13 ans di taxawaalu fu ko neex dem fu ko neex dugg moom na wax doom ji la ko jëlee fële na wax doom ji nekk ci ay tànk yu dëng moo taxoon ñu jëlee ko sanc ba indiwaat ko fii nii ci jox delloo ko yaayam mais police moo deful liggéeyam lii louche na mu ne j'aime surtout ton état d'esprit malgré les critiques tu n'as jamais laissé jaajëf Iboulaye Der c'est vrai que mata xale bu yarul la wallahi lazim ñëpp loolu lañ seede man maa dem recueillir ay propos ca koñ ba yëpp ñu ne ma mata kenn amul xarit amul àndandoo benn xarit la amoon te xarit bi daka bàyyi xam nga moo tax ma bàyyi ka xale bi da doon def mariage am mata demu fa parce que mata du génn du dem du dikk demul dikkul 19 ans yaayam AVC ñu jël ko yóbbu ko noonu koo xam te ni xamul lu xew ñu fekk muy nelaw rek ñu jël ko tax ko yóbbu jaajëf kan pourtant affaire bi bagewul jaajëf tu fais un bon boulot diñ fi jaajëf journal d'investigation jaajëf mais Gas elle n'a que 13 ans elle est malade par des xale bi góor moo ko yàq de quelle que soit affaire mineure alalu procureur la loolu moom on n'en disconvient même pas alalu procureur la moom on n'en disconvient même pas xale bu am 13 ans te li gën a garaaw ci dossier bi mooy xale bi précoce nekkul xale bu précoce xale bu tuuti la boo ko gisee sa yaram day daw mais buñ lay wax li mu def yëpp ci àdduna mag sax defu ko xale bi li mu def yëpp mag sax defu ko xale bu ndaw bu am 13 ans jàpp xale doomu jàmbur bu 9 ans di jël loxoom di ko dugal ci ay taatam ban bett ka ñu bett ka mu ne da ko doon takkal téere te mu ne da ko doon takkal téere te ñëpp te nijaay ji bett ka xam ni kii da doon baaraam doomu jàmbur ñu jël xale bi yóbbu ko si bañ jël xale bi yóbbu ko si gynécologue yi. Ce qui m'affiche aujourd'hui c'est Ibrahima Diagne nee na ce qui m'affiche aujourd'hui et tout discours venant d'une femme sonne vrai au tribunal mais vraiment cette histoire absurde les juges sont autant nuls que la police l'homme n'aura plus son mot à dire dans la société bientôt selon ma propre perception l'enfant pourrait agir sous l'influence d'autres personnes je déduis
je dis qu'elle est au centre de cette affaire. Malheureusement, au Sénégal, il n'y a jamais une présomption d'innocence dans le cas de cette figure. Wallahi, gagne, qui fait la sax Ibrahima Diagne. Présomption d'innocence, dafa war a am ci affaire bi. Mais Sénégal, xale bi lu mu wax rek looloo am.